Al Furqan yéen ñi nga xam ne yéenay topp suñu seen YouTube bii di Al Furqan ngir ngeen mën a am suñu vidéo yi nga xam ne moom lañuy dugal saay wu ne bu leen fàttee bés ci tus kolos bii di abonné yéen ñi nga xamante ne itam yéenay aimé suñuy vidéo ngir ngeen mën a aimé suñuy vidéo bu leen fàttee bés ci tus kolos bii di j'aime. الفرق بين الحق والباطل الفرقان. barakallahu fiik xam naa laaj yu nga laaj ci li aju ci naka la ñuy xàmmee ab kimit boo xam ne dafay nëbbatu xam naa may fàttali benn mbir rek mooy ne jëmmi nit ki daal di askanale boppam ci nit ñu ñuul ñi en tant que suñuy maam loolu jëmmi loolu rek nekkut amul luñ ci ŋàññ jëmmi ne africains yi dañoo war a xam seen identité en tant que nit ku ñuul loolu amul lu ci nit tamit di ŋàññ xam sa histoire tamit amul lu ci nit di ŋàññ waaye nag lii di histoire lii di doxalin nit ku mu munti doon rek nekkut ne la muy doxalee lépp ci lépp wér te loolu ko jàpp naa ne kuy xalaat li nga ko xam fekkee da nga jël tubaab yi la chaque ne bokk na seen histoire ñu nekk ñoo xam ne dañoo jël ay nit jàpp leen jàmm bokk na seen histoire ñoo coloniser ay nit foog ñu jàngal seen i doom histoire boobu ngir ñu xam ko waaye ça pas dire nag seen i doom kon dañoo war a wëlbatiku ne suñuy maam dañ doon jàpp nit ay jaam kon ñun dañoo wëlbatiku war a jàpp nit ay jaam loolu foog ñu bàyyi ci xel kon delluwaat ci histoire xam ko xam say maam li ñu doonoon ça pas dire que sa maam la ñu doonoon lépp c'était idéal comme ni ko gëmit yi di jàppe ne civilisation africaine c'était parfaite. Il n'y a pas une civilisation parfaite. Si la civilisation était parfaite kon du mus am déclin. La civilisation humaine est imparfaite. Il y a des choses yoo xam ne c'est des choses à prendre, il y a des choses à délaisser kon xam ko c'est pas un problème. beneen mbir bi tam ñu war ci bàyyi xel mooy dafa am mbir yoo xam ne faw nit ki moom am ci pas-pas bu dëgër këcc am mbir yoo xam ne daa ibbeeku am ci pas-pas bu dëgër ne lii la lu tranché la day delloo xalaat ki ndaw mooy lan mooy dafa am ñaari mbir yoo xam ne dañ koy tàqale lislam daf koo tàqale maa ngi koy tudd lu baree bare mooy Pascal boo xam ne damay wax naan le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point dafa tàqale ñaari mbir yu am solo mooy dafa tàqale lii di l'intellect ak l'affect am na loo xam ne c'est le domaine de l'affect mooy liy transcender nit ki mooy li nga xam ne c'est le domaine de la métaphysique nit ki daf koy gëm rek yàlla moo ne yenent nee na nga gëm te amut loo ci mën a dute doo dute su fekkee ne si ci dut nga jógee comme li nga xam ne mooy dut cartésienne ba egg ci gëm-gëm googu noonu dootul nangu dut loolu da ngay am idée boo xam si idée c'est une idée tranchée am ci loo xam ne nag domaine u intellect la xalaat la gisin la gisin nag saay bu demee ba nga bëgg koo jàppee dogme foofu la problème di amee foofu la intolérance di amee foofu la nit ñi commencé di xiiroo di ŋaayoo kon loolu ñu xam ne domaine bi ñuy waxee ni domaine histoire la te domaine la boo xam ne xel ak xalaat ak ay hypothèse ak ay théorie moo koy def te loolu yépp ci xel la dellu te nit ku nekk dañ ci am ci gisin kon gisin bu nekk danga ko koy nangul donte mën ngaa débat donte mën nga ci am sa gisinu bopp kon foo ñu bàyyi xel kémétisme bi nga xam ne moom lay ŋàññ mooy bii nga xam ne dafa jël mbir yi nga xam ne dañ koo teg ci table bi moom ay controverse mu nekk ay débat bu ibbeeku ñu bëgg koo jël def ko dogme boo xam ne dañ naan lii la ku gëmut lii dangay dem sa yoon ku gëmut lii am fu la dëkkal léegi nag kimit boobu noo koy xàmmee su fekkee ne dafay nëbbatu ni nga koy xàmmee rek mooy xàmmee kimit bi nëbbatuwut ngir nga xàmmee kuy nëbbatu foog nga xam na mu mel su nëbbatuwut soo xamee na mu mel su nëbbatoo lu ca ruus di nga xam ne kon kii la loo ca gis rek muy càkku di nga xam ne kon kii moom day nëbbatu waaye xàmmee naa ko te kimit bi nga xam ne nëbbatuwut dafay loo xam ne dafay feeñ ci ay waxam mooy chaque fois suy wax dafay rationaliser mbir yi mais bàyyi xel benn mbir bu baax a baax
soo xoolee au fond kémet bi nga xam ne moom la ñuy wax ñun da ngay gis ne ci discours am doo ciy gis muy stigmatiser les occidentaux loolu day doon commencement rek mais li muy insister tout le temps mooy l'islam et les arabes da ngay gis ne en fait c'est quelqu'un qui est aliéné en fait aliénation moom du ko yëg mais day jàpp ne yeneen ñi ñoo aliéné mooy lu jëm ci même sa lecture du monde en fait c'est une lecture occidentale su ñëw di critiquer l'islam la muy critiquer l'islam mooy exactement li nga xam ne occidentaux yi teg nañ ko pour bëgg a critiquer l'islam wala li nga xam ne occidentaux yi jàppee nañ ko l'islam te lay jàppal l'islam mooy les religions abrahamiques mooy religions yi nga xam ne ñoo jóge ci Ibrahim fa lay tàmbalee moom théorie yépp mu def ko foofu te l'islam musta wax ne monothéisme Ibrahim la jóge monothéisme ci Yàlla la jóge ci Adam moo ko ci indi dañuy gis à chaque fois kon day insister sur l'islam et les arabes mais li tuba occidentaux yi def à chaque fois da koy jéema saa yi bu ko nit ñi tuddee moom da koy def mu nekk yoon pour ne arabes yi tamit ils ont fait pareil kon moom en fait dafa am benn travail bu mu bëgg a def mooy plus que africain bi ça a été sûr mooy théorie tabula rasa yi arabes yi defuñu ko jullit defuñu ko mooy wax ne liste africain yi mosuñu am civilisation arabe yi mosuñu ko def l'islam mosu ko def te ñoom suñu waxee arabe mooy l'islam ñu ko jàpp esclavage arabe mosuñoo ñëw Afrique nga jàpp noirs yi esclaves en tant que les noirs yi ils sont destinés à être des esclaves jamais arabe yi mosuñoo ñëw coloniser les pays africains jamais donc qui sait que africain bi suñ ko indilee loolu yëpp automatiquement day am benn gis bu négatif par rapport à l'Occident mais ñoom loolu da ngay gis ne nekkut moo leen yitteel li leen gën a yitteel muy insister ci dara moo tax à chaque fois dañuy comparer l'esclavage les arabes aussi ils ont fait l'esclavage le christianisme dañ ciy jaar jàll rek mais christianisme plus que christianisme ñoom seen église yi c'est dans wala bokk l'église a participé ci esclavagisme partie colonisation dans la Bible am na ay parties yoo xam ne c'est raciste il faut qu'on fasse la même chose pour que aussi on dise la même chose sur le Coran kon da ngay gis ne kii di kémit bi nga xam mooy làkkatu yenn saa yi da ngay gis ne sooy xool ay waxam da ngay gis ne day insister trop pour mettre une haine du noir envers l'arabe plus qu'il le fait par rapport au français wala par rapport à l'Occident kémit bu làkkatu mooy dafay radical mooy Cheikh Anta Diop mooy Cheikh Anta Diop c'est comme un prophète du accepter benn critique ci Cheikh Anta Diop toutes les théories de Cheikh Anta Diop sont exactes li nga xamante kémit bu làkkatu saa yi boo ko contredire ci waxam mu taxé la aliéné taxé la li nga xam ne mooy koo xam ne mënta xalaat parce que loolu c'est plus simple en fait fekkee ki ngay waxal da nga koo taxé de quelque chose en fait parce que xam nga ni mënoo koo convaincre ci idée li gën a yomb mooy nga taxé ko wax ko c'est aliéné c'est fini donc il y aura pas de débat li nga xam ne tamit kémit boo xam ne mooy kémit bi ñuy wax dañuy fekk ne à chaque fois seeni bagage yu tuuti lay doon mooy ci wàllu àdduna ci wàllu diine la muy prétendre ak la nga xam ne moom mooy soo analyser boo xam di nga ko ca fekk dañu gis ne c'est différent mais loolu yëpp en fait moom la ñu xam ne kémita benn ci yooyu nag ak yeneen yu ma tuddul su fekkee di nëbbul sax di ngis da ci feeñ mais lii gën a feeñ mooy à chaque fois day insister ci bëgg a wan ne nit ku ñuul ki li ko dal yëpp l'islam la foo mu insister wane l'islam dafa am def nit ku ñuul te l'islam musta def dara nit ku ñuul ndaxte l'islam ci boppam dafa nekkul couleur l'islam ci boppam ci aslu ba su fekkoon ne nit ku ñuul ñi kese ñoo nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam taxaw takkalewu ci li nga xam ne moom mooy l'islam takkalewul nit ku ñuul nit ku xees ak nit ku bleu l'islam gisee noonu ki nga xam ne mooy gisee mooy kémit bi moo tax suy liir l'islam noonu la koy liire. waaw ñoom méthode bi ñu jël nii méthode la boo xam ne contraire bi lay def day tax ñu gën ñoo xeeb ndaxte dañuy wax mbir yoo xam ne c'est délirant
ba may préparé waxtaan bi maa ngi dem ci yenn site yoo xam ne site ñu mel ni ñoom ci wàllu tubaab bi dañuy indi mbir yu bari yoo xam ne di leen ci saboté mooy ay affirmation yoo xam ne c'est des affirmations yoo xam ne mënut a doon affirmation scientifique c'est juste des affirmations gratuites c'est di ran yi tax ñu jël leen a xeeb te Cheikh Anta Diop ci boppam moom mi nga xam ne moom moo ci moom la ñuy dellu moom ci boppam waxoon na lan la jàppee moom kimit mooy ki nga xam ne dafay participer mooy africain bi tey ji xaaruñu ko ci ay wax xaaruñu ko ci mu nekk koo xam ne dafay ñëw daan sunu maam moo def sunu maam moo def déedéet fi ñu africain bi mooy mu xalaat mooy bu daal di la maam defoon mu def ko wala def lu ko raw mooy ci wàllu philosophie ci wàllu science ci domaine yëpp africain bi ñëw prouver loo xam ne kenn du ko mën a du ko gam-game mais ñoom dañoo jàpp ne mbir mi yëpp te loolu taxoon renaissance africaine bi ay nit initié ko mais ñoom dañoo jàpp mbir bi mooy sunu maam defoon na sunu maam defoon sunu maam defoon loolu tax ñu gën laa xeeb rek rawat na fekkee na ngay waxee sunu maam defoon na moom waxin la goo xam ne du basé wu ci daal ndax kimit yi nii dafa nekk ñoo xam ne sax la ñuy wax sax maîtriser wuñu ko maîtriser goo xam ne nit ki mën na leen déggu sax ba jëriñu ci ñu xam la seen maam defoon ndax dañuy enfermé wu ci benn sectarisme ci benn dogmatisme boo xam ne mooy empêcher nit ki mën a xalaat ba mën a jël sax la sa maam defoon wala wax ne dafa nga xalaat ci daal di koy remettre en cause su fekkee war nga ko remettre en cause améliorer ko su fekkee war nga ko améliorer mais sa maam la mu defoon lépp dafa parfait te sa maam la mu defoon sax amoo fa normalement tey ñoom fa ñu waroon a def mooy fa Cheikh Anta Diop jaaroon ba commencé ba liggéey ñu jël liggéey ba daal koy améliorer mais dañoo jël liggéey boobu def comme liggéey bu parfait kon dootuñu ko améliorer toog rek nag sunu maam defoon jël ko def ko racisme kon seen méthode bi méthode lu moom day delloo africain yi ginnaaw mais du leen jariñ waaye la waroon tax mooy africain yi xam ni kat ñun amoon nañu ay maam yu defoon kon mbir mi nekkatut fekkoon nit gëmoon na ne nit ko ñuul moom dafa juddoon rek ngir des ginnaaw mu xam ne kon ñun mësuñoo des ginnaaw kon am na jamono ñu nekkoon ci kanam loolu daf ñuy permettre kon en tant que nit ku ñuul ñu daal di jéem a fexe delluwaat nekkaat ci kanam mais nekkaat ci kanam googu noonu du jëmmi concours ak beneen li nga xam ne mooy beneen race mais ku nekk yow la nga gëm wala la nga nekk soo waxee damaa bëgg a nekk ci kanam ñëpp ay boolanoo nekk ci kanam adduna bi daal di jëm kanam te encore une fois même notion de race jamono ji ñu bari dañ koy remettre en cause ay spécialistes yu bari dañuy remettre li notion de race en cause te remettre notion de race en cause en fait c'est revenir ci l'islam jàngaloon ndax l'islam la gis jàngalewul race shu'uba wa qabaa'il sax kenn du ko tekkee race ndaxte su fekkee ni ñëpp même origine lañ kon mënta ñoo notion de race ça ne peut plus exister on peut parler de notion de race que avec les animaux mais l'autre humain moom kenn mënul sox race wala bokk tout l'être humain bépp dañ leen jël ñu nekk benn race. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar waaw lii di baat bi di kimit wala kem wala kam wala xem ci lan lay ban baat lay nduroo ci wolof wala am na solo ndaxte dafa bokk ci mbir yi nga xam ne Cheikh Anta Diop moom gisinam la ci égyptologie ginnaawam saxale ne ay nit ñu ñuul lañu woon dafa tamit am yoon boobu da ko jël ci wàllu langue moo dafa gis ne langue yëpp en fait langue africaine yëpp benn origine bi la kon ils se rejoignent moo tax ci noonu baat boobu noonu dañ ko jéem a trouver dañ ko jéem a retrouver ci làkk yëpp wala làkk africain yu bari bokk moo tax ñu jéem ko retrouver ci wolof ne mooy dëpp ak ne mooy xëm waaw loolu na après c'est le jugement de la personne parce que xëm ndax mooy lu ñuul ndax su fekkee ne tamit da nga jàpp ni kon xëm wolof moom doon tuddi lu ñuul xëm la ko doon tuddee kon un autre problème se pose parce que histoire moom wala boog li ñuy affirmer moom nit da war a di xalaat le problème qui se pose mooy kon est-ce que dañuy jàpp ni kon nit ku ñuul en fait c'était autre chose qui est devenu noir alors que normalement à la base ñoom li ñuy défendre mooy nit ku ñuul ki moom nit ki ci boppam à la base il est noir kon soo bëggee jël xëm ne fala mooy latan tudde ko xëm mooy ñuul gi mu ñuul te ñuul googu moo dem ba africain tuddee seen bopp ñuul mu jugee ci xëm loolu tamit ça peut yeneen ça pose d'autres problèmes ak d'autres questions mais ala kulli haal ñoom li ñu del ne moom moo dëppoo kem boogu noonu mooy xëm allahu alam
quant à kii di Kémi Seba dafa évoluer nga xam ne mooy ci gisinam ko doon topp avant gis évolution boobu Kémi Seba ba muy doog a ñëw la mu formé woon mooy la tribu K boobu noonu ba mu koy doog a formé dafa doon woote li nga xam ne mooy suprématie noire. Il y avait une forme de racisme et d'antisémitisme moo tax sax après ñu daal dissoudre li nga xam ne mooy tribu boobu après Kémi Seba il a évolué ci lu bare loolu moo ko yóbbi sax mu daal di tuub dugg ci l'islam mais avant de rejeter toutes les religions même vision mais après il a évolué dans sa pensée koy déglu léegi gis ne il a beaucoup évolué te bon kémitisme maintenant c'est plus concentré sur li ñu tuddee panafricanisme parce que am na ñoo xam ne ci côté boobu la mais côté politique des revendications plutôt politique pas des revendications religieuses mooy ñi koy représenter Sénégal sax ci loolu lañu nekk même si après di nga retrouver les mêmes sources mooy dinañ wax Égypte Cheikh Anta Diop que ñi dëkkoon Afrique comment ça s'appelle noir yi la woon civilisation et cetera dinañ dellu ci loolu mais ci wàllu gisee ci jullit ñi dafay wute parce que am na yeneen kimir yoo xam ne sax ñoom ils font tout pour montrer en fait que l'islam dafa correspond exactement ak li nga xam ne moom la égyptiens yi nekkoon yam naa ci benn article koo xam ne dafa jël lépp loo xam ne ñu ngi ko ci islam di wonewaat ni mu correspondre ak li égyptiens yi nekkoon donc am na tamit cette forme de kémitisme qui existe kon loolu mooy li aju ci sa laaj bi naam. ma Cheikh Amar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar waaw sa laaj am na solo lool sa laaj dafay dellu ci benn mbir bu am solo mooy ci wàllu extrémisme dañuy gis soo seetantal bu baax a baax dañuy gis na chaque fois dafa am ci loo xam ne ci lay moo koy indi mooy baat bi sax ëppal waaye ëppal googu noonu pour mu am foog nit ki replier wu sur soi wala replier wu ca la nga xam ne moom la enfermé wu ca la muy ëppal te pour mu enfermé wu ca la muy ëppal foog mu am ab koo xam ne moom mooy bouc émissaire mooy foog mu am koo xam ne daf koy eenal foog mu am ne koo xam ne da koy jàpp ne moo ko teg li ko dal lépp foog mu rejeter dara soo jëlee groupe extrémiste am ci l'islam dañuy gis ne à chaque fois dañuy insister balaa ñoo nit ki balaa mu def jiyee foog ñu bañ loo ko lu baree bare ci xolam ba mu bañ loolu ngir ñu mën a koo def loolu mu ëppal ci mbir mi suñ ko bañ loolu jàpp ne àdduna bi ñëpp dañuy complot contre moom ñëpp li mu nekk ñoom ñoo ko def su boobaa mu mën a mu retirer wu replier sur soi su duggee def jiyee te du comme si ça ñam koy defal amul lépp lu mu sekk ak ñoom soo jëlee parti yi nga xam ne parti politique yi les partis extrémistes droite et de gauche à chaque fois tu vois que noonu lay doxee soo jëlee droite bi lañuy suuxat ci xolu nit ki ba mun leen a jàppale mooy eenal ke mooy étranger bi jàpp ne moom mooy problème yëpp moom moo ko indi caricature ko ñii nag nga xam dañoo ëppal ci ay nit il fallait tamit kon ñu trouver bouc émissaire te trouver ñu bouc émissaire lu dul ne mooy lan mooy diine arabe pour ñu mën a replier wu ci la ñu gëm foog ñu jël ko mu nekk koo xam ne dafay spécifique te la ñu gis mun a gis mooy daane mooy nit ku ñuul la c'est nit ku ñuul la kon la nga xam ne mooy contraire bi lañ war a bañ la ñu war a rejeter mooy arabe bi loolu nag moom moo waral ki mi di benn ñëwee dañ fay fekk sensibilité boobu ñu appuyer ci te l'africain moom ci boppam ba tey problème da koo dal mooy dafa replier ci boppam parce que li mu subir moo bari mais foog mu trouver benn bouc émissaire léegi bouc émissaire boobu léegi mooy doon ki nga xam ne moom mooy tubaab bi ak naar bi mais puisque tubaab bi moom daf ñoo jàngal ba ñu aliéné wu foofu mu aliénation am lu ci lu bari kon nag tubaab bi lañ ko jàppee ne mooy xarit ka mu def noonu ñun bëgg koo def noonu mooy l'islam googu nag pour ñu justifier wu def ko noonu parce que ñu ay islam ay musulman lañ mënuñoo jël l'islam def ko noonu kon foog ñu trouver benn loo xam ne moo ñuy tàkkale ak li nga xam ne mooy l'islam ñeneen ñi mooy ñeneen ñoom lañ nekk l'islamu arabe la je sais pas si explication bi leer na wala leerul mais loolu mooy waral ñu appuyer foofu kon ngay gis ne kimit dañoo ñëw appuyer sur sensibilité boo xam ne amoon na fi
sensibilité ba lu ko indi mooy ëppal gi ñu ëppal mais surtout nag ñàkk xam diine l'islam ndax ku gisee noonu da nga xamul diine l'islam te da ngay nekk ci contradiction yu rëy ndax diine l'islam dafa nekk diine boo xam ne dès le début il s'est voulu universel nekkul loo xam ne dafa ñëw au début daal di ne c'est pourquoi ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi wala Bible trouve des problèmes par rapport ak attaques yi leen di kimit di attaquer parce qu'en fait au début avec ces religions c'est des religions en fait ñi mu ko taxoon a jóg mooy benn peuple déterminé donc dañ ciy gis da ciy saf peuple bi après ñoom dañoo gis ne mbir yi mën na gën a yaatu ñu daal di ko yaatal daal di signer ay pacte avec les païens mais day gis ne donc la Bible c'est juif que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament mais l'islam nag moom depuis le début c'est un dafa nekk benn religion c'est universel donc dès le début dafa jël lépp luy connotation territoriale wala raciale c'est-à-dire teg fële indi benn religion boo xam ne universelle la ñëpp a ci bokk moo tax ko xam l'islam da ngay xam ne l'islam ci texam c'est clair que dara safu ci sàpp il fallait que mu nekk ci benn langue mu nekk langue arabe ki muy yónni nit lay doon nit ki mënut a doon ab extraterrestre kon il fallait que mu nekk wolof ou arabe ou juif yàlla def daal di tànn ko neex mu nekk arabe loolu kese moo ci nekk arabe waaye la ci des la nekk ci biir moom lépp l'islam la du daray arab loolu la kon li ko yore la mooy ñàkk a dégg l'islam te wax ju garaaw la wax joo xam ne ju doy waar la ndaxte dafay dellu ci weddi li nga xam ne mooy aslu islam